gannaaw ba ma la fayee Papa Abdoulaye Der li gën a fës ci xibaaru marax yi bokk rek ci ministère bi ñu dénk wàllug mbay mi moom nag àdduna jëmale rek ci li nga xamante ne ni moom mooy kon wàllug jiw yi nu ñuy fexee nag ba subventionné ko maanaam wàññi ko ba mu yomb ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy baykat yi. ci kaw loolu tamit ñu ne jaadu na li nga xamante ne moom mooy wàllug mbay mi tamit ñu daal di ci soppi doxalin ndax bu ñu xoolee sax kujje politique gi nag dinañ faral di wax ne mbayub Sénégal daal dafa mel ni rek bay bu yàgg la ñuy def ci temps wu tubaab ya ba tey kon jaadoon na nag ñu fexe ba mu gën a dëppoo ak jamono ci jamono joojee ñuy waxee tamit ca Toubacouta njaayum gerte ba moom tàmbali na foofee ndax nee nañ juróom fukki dërëm la ñu koy jaayee ñoom baykat yooyu ute nag ak lu nguur Sénégal tënk ndax dañu jàpp ni nguur ga la mu wax dafa néew ak seen i bëgg-bëgg. beneen ponk ci biir xibaar yi muy Hissène Habré ak coow li bari lool muy dafa feebar dégg nañu ko ci maanaam suñuy xibaar yi weesu waaye tamit dégg nañu yéeni kaay di faral di wax ni kii di Hissène Habré kat dañu koo bàyyi mbaa sax ñu jëm ci bàyyi ko moo waral nag avocat yi nga xamante ne ñoom ñooy layal ñu lorale woon ca Tchad ñu ne Hissène Habré daf leen a tooñ ñoom nag li ñuy sàkku rek mooy na dañu daal di taxaw nag ci wàllu ndàmpaay yi waaye tamit la ñu xamle mooy Sénégal nag amul benn matuwaay buy tax nag ñu mën a bàyyi Hissène Habré. dinañ wax it ci ancien interne ak interne yu hôpitaux yu Sénégal xëy na ñu amal doxu ñaxtu dooree ko ca Abbas Ndao ba ca ministère ba ñu dénk wàllu ko wér-gu-yaram ñoom interne yooyu ba tey ñuy wax ne nañu taxaw ci seen i jafe-jafe ponk yaa ngi nii taaxirlu leen ñu yaatal. dali nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu doore ko rek ak Guy Marius Sagna ci tënk moom nag ak mboolem ñu boole jàpp nag jamono ji ñuy wax ak yéen dellooti nañu ca parquet ca commissariat central bu Ndakaaru foofu nga xamante ni daanaka ay fan a ngi nii ñu jàpp leen ca boobépp commissariat seenub avocat nag di maître Moussa Sarr nee na sax ñoom ñooñu di Guy Marius Sagna nag tàmbali nañoo xiifal ndax jàpp gi ñu leen jàpp te dara taxul rek lu dul mettit lu li nguurug Sénégal bëgg a taxaw ngir yokk courant bi maître Moussa Sarr nag moo yëkkati yooyee kaddu ci tënk ñu daal di des ba tey ci wàlluk yoon ak ñett takk der yooyu nga xamante ne nag dañu leen rek tegoon loxo fële ca tribunal bu Njaareem gannaaw nag la nga xamante ni moo fa xewoon ca kaso bu Njaareem sax laa wax ak la fa xewoon muy nag Fallou Kam moom nga xamante ni dafa ñàkk bakkanam ca kaso boobilee moo waraloon nag ñetti takk der yooyu ñu tuumaale leen ci waaye tey ëttu attekaay ba ca Njaareem nag daal dinay wax ni ñooñee nañu leen tëj ñaari atu kaso yoo xamante ni juróom-ñetti weer yi dañu koy tëdd ràpp lu soxal nag seenu baay bi néggandiku bi seen avocat yi doon sàkku nag dañu leen ko lankal ñu daal di nag des ci wàlluk yoon wax naa ko sànq ci wàlluk yoon sax wala boog ñu jàll sax ci li nga xamante ni kon moom mooy njaayum gerte bi nag ñu gis ni lu soxal nag kon wàlluk njëg gi daal dañoo bëgg rek ñu daal di koy tëralee ni ko nguurug Sénégal sàkko jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllug mbay mi nag mi ngi ci yëkkatee ay kàddu ne faaw nag li nga xamante ne nii moom mooy nag wàllug jiw yi ñu fexee ba gën koo yombal waaye tamit ku jëkk politique gi li ñuy sàkku muy nag nguur ki Sénégal fexe rek ba wàllu mbay mi daal mu gën koo ñoŋal fexe ba mu gën a dëppoo ak jamono dañu bàyyi nag mbay mu yàgg mi nga xamante ne moom la ñuy def jëwriñ ji ñu teewlu ko ci micro Mohamed Samb. ma ngoog laata ñu yegg ci loolee rek ñu wax ci Hissène Habré wax naa ko sànq ak coow li nga xamante ne nag mu ngi doon lëmbee ci Hissène Habré ne dafa feebar am sax ñoo xamante ne dem nañu ba ni kii di Hissène Habré dañu koo bàyyi kuréel gi ëmb nag avocat yi layal ñi Hissène Habré tooñ nag nee nañ nguurug Sénégal amul benn matuwaay boo xamante ne ni yor na ko tey ba mën a tax mu bàyyi kii di Hissène Habré li ñu sàkku nag ci mbootaay réew yi Afrique yi mooy na def kéemtalaay kàttanam mbootaay googu ba ñi Hissène Habré tooñ ca Tchad ñu mën leen a damp dañ ci ànd ak Maguette Soirée Diallo Mohamed Samb. feebar bu ko fi nekkoon njiitum réew bu Tchad Hissène Habré ba ñu ko jegee siwalee daal dina indi tiitaange ci réewum Tchad waaye collectif bu avocat bu victime bu Hissène Habré ñu ngi dalal seeni xel ki fi nekkoon njiitum réew bu Tchad libération mënu ko am. toog N'Djamena dégg na am na ñu naan Hissène Habré dafa feebar nañ ko bàyyi loolu jaaxal leen xamal Sénégal ne ko d'abord lii du procès et que statut yi mu signé
mayu ko tey mu wax ci li nga xam ne daan nañ ko Hissène Habré ndax ci statut yi Sénégal dafa jël engagement ne moom lu génn ci procès bi ci peine bi da koy respecté amu ci benn dogal. Administration pénitentiaire bi ngay xam ne moo yor sécurité am dafa génn communiqué ne Hissène Habré mu ngi ci état bu baax maanaam feebarul. beneen poñ bu collectif bi yëkkati mooy ndàmpaay bu victime yi di laaj lu ëpp 20 at ak juróom. maître Assane Dioma Ndiaye mu ngi woo Union africaine ngir ñu lijjanti affaire bi. ñii amatuñ borom kër jigéen ñi góor ñi amatuñ jabar xale yi amatuñ papa kër yi ñu amoon dañ ko lakk troupeau yi ñu amoon dañ ko décimer. seen kër yi sax dañ fa dugg nangu ko ñooñu lañ leen joxoon as néew pour réparer leen ko kenn waxu ci. ko tey je crois que défi la pour Union africaine mu fexe ba tey procès bi mu eggale ko te ni mu koy eggale mooy na fexe ba xaalis bi nga xam ne joxe nañ ko victimes yi ñu jot ci bu dul loolu li ñuy wax procès bi dina am benn goût dina achevé. lu jëm ci wàllum feebar Hissène Habré ak libération am biñ doon laaj choqué na victime yi bokkoon ci régime am ay victimes yoo xam ni ba léegi jafe-jafe ñu doon dund ci juróom-ñaari at bu nguuram ñoom dañ koy yëg. ñu koy jaajëfal Maguette Soirée Diallo lu soxal nag ci campagne mbay mi wax nañ ko muy jaayum gerte bi sax tey ji nag la daal di door boobeep campagne jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllug mbay mi nag mi ngi fàttali li ñuy jaay nag kon kilo gerte bi muy 20 dërëm ak ñaar loolee la wax moom Moussa Baldé ci kaw loolu it mu ne nguur gi taxaw na rek ngir nag gën a gunge ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéeykat yi ña ca yëngu fanweeri milliards ci suñuy koppar tamit mu doon loo xamante ne ñu ne faaw kon Sonacos taxawee noonu ñu dimbalee ko Sonacos ngir nag mu mën a jënd kon gerte gi nga xamante ni bay nañu ko lu soxalit ci wàllu ceeb bi moom jëwriñ joojee àdduna ci dañu koy teewlu ci micro Mohamed Samb. li ma ci bëgg a wax mooy maanaam li ñu wax mooy kilo gerte ren lu mu néew war nañ ko mën a jaay 210 francs loolu mooy prix plancher maanaam ñun li ñu bëgg mooy bëgg nañu béykat bi mu kontaan te incha allah ren yaakaar nañ dina kontaan bëgg nañu ñu denc jiw waxtaan nañu ak opérateur yëpp pour que ren ñu denc jiw pour déwén parce que bu ñu ko dencul déwén duñu béy bu loolu weesoo maanaam suñu usine boo xam ne mooy Sonacos mooy defar diwlin dinañ ko dooleel am na xaalis pour jënd gerte fanweeri milliards dinañu def lépp pour que mu jënd gerte mën a def diwlin société bi mu moderniser ko mu gën a mën a accompagner béykat yi année yi di ñëw. chiffres yi ñu bëri na leen chiffres yooyu Sodefitex déjà moom tamit. waaw Sodefitex ñu ngi ci étude pour restructurer Sodefitex maanaam yeesalaat ko loolu président moo ñu ko instruire ñu ngi ci liggéey bi woo nañu acteurs yëpp bu soobee yàlla fii ba ay weer yu néew dinañu mën a am beneen structuration bu Sodefitex pour filière coton bi ñu mu mun a. ca Toubacouta moom tàmbali nañu xat njaayum gerte bi am na ay fan ci tey donte campagne bi dañu ne woon tey lay door waaye foofee ca Toubacouta ni ñu ko waxee tàmbali nañu ko te juróom fukk la ñuy jaayee kilo ba wute nag ak li nguur gi wax producteurs yi ñoom la ñu jàpp mooy njëg moomu nag mooy li leen gënal ndax nguur gi la mu wax kat gisuñu ci seen bopp waaye la ñuy laam-laamee rek mooy point de vente yooyu ñu gën a ràññee nag nee nañ boo moyul nit ña du leen tax a takku lool foofu Aminata Goudia bi la ñu fay fekk ji. ci place publique bi nekkee ci commune bu Kër Saalum Diané Mbaye Cissé moom war a am lu tolloo juróom fukki at mu ngi fay collecté gerte moom nag commerçant la buy jëndee kilo gerte 250 di ko jaayewaat lu ko ëpp. joogaan ci gerte gi bu ñu xëyee ci la ñuy lijjante pour dépasse suñu yóbbu suñu kër léegi nag ñu ngi jënd kilo gerte bi juróom fukki dërëm buñ paree ñun dem jaayaat ko njoogaan yi kilo juróom fukk ak benn. kenn ci ay client am nag mu nga jugee ci commune bu soriwul dara Kër Saalum Diané di Nioro Alassane Tall nag nee na ba góobum gerte gi commencé ba léegi fi mu ne jot naa jënd lu ëpp tuuti tonne. waaw dama koy xool ci machine bi. jaayaat ko commerçant yi. léegi saa léegi dañuy lu marché bi laaj rek loolu la ñuy def. ñenn ñi ay 410 wala 420. campagne commercialisation wu gerte gi nag mardi gi lañ koy tàmbali officiellement waaye ci arrondissement bu Toubacouta am na ci baykat yu bëri yoo xam ne tàmbale woon nañu bu yàgg a jaay seen production ci prix boo xam ni moom moo ëpp fuuf li nga xam ni moom la nguur gi santaane. gerte ndax gerte amul yàlla dogal na nawet bi ni mu waroon demeewu ko liñ doon am genn moo jot a amas kës néew
wat yi dundal suñu njaboot fu ñu gis yaakaar ne foofu lañ ko mën a jaayee pour jëriñu ci foofu la ñuy seeti. non 210 prix gerte war na ko dépasser. opérateurs yi buñ xaaree nit ñi ci point de collecte yi gerte du am parce que présentement nii dañ lay fekk sa kër jënd ko à 250 francs le kilo am na sax ñu romb lool. kon point de collecte yi ren dina wéet. am naa yaakaar ne duñ am gerte bu nekkee ni mu demee ci suñ arrondissement bi wala suñ département bi noonu la rendement yëpp mel ragal nañ ne état bi bu xaaree jiwu du am. am na ci nag baykat yoo xam ne ñoom nee ñu dañuy def ndànk desal seen gerte ba jaayee ko ci point de collecte yi nga xam ne moom la nguur gi taxawal ndaxte nee ñu dañu bëgg bu nawet bi tàmbalewaatee ñu mun faa am jiw gu baax. waxoon nañ ko ci ponk yi ancien interne ak interne yu kër docteur yu Sénégal xëy nañu amal doxu ñaxtu doore ko hôpital Abass Ndao ba ci njëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllug wér-gu-yaram seen statut la ñu bëgg ñu xoolaat ko waaye bu ñu jàngee ba noppi nañu leen dimbali rek daal di leen jël loole nag bokk na ci seen i jafe-jafe ay at a ngi nii nag ñu koy jooytu ñoom interne yooyu leeral yeeg ay satugéey ba jafara ba ñii di xeex ñàkk am liggéey ak yeneen ñaxtu ñu daal di koy fësal nag ak ay pancarte ak banderole yu ñu yor ñu toll nag ci seen ñetteelu sortie médiatique ba tey pexe amagul ñu mujjee nag jël décision génn ci biti ngir amal ab marche li ko dalee hôpital Abass Ndao ba ministère de la santé. Les autorités du Sénégal en premier le président de la République moom mooy la clarification du statut de l'interne ça doit être très clair loolu su jàllee mooy beneen point bi mooy après formation bi lan la ñuy proposer ñun en tant que spécialiste ñun bëgg nañu servir mais lu ñu bëgg mooy nañ ñu jël conditions yu baax ñu servir donc interne yi suñu paree seen interne ay anciens internes lañ nous sommes disposés en tant que spécialiste pour ñu. ñàkk am lu ñu bëgg taxul ñu bëgg yegg fu ñaaw ñii nag daal di rek tàmmu li di négociation yi ak dialogue ngir mën a am lu ñu bëgg. dañoo nekk ay professionnels ñoo xam ne yaakaar nañ ne ministère bu ñuy waxal ak les autorités le président de la République et les autres institutions de la République ñu ñuy waxal mën nañu am nopp dëgg parce que suñu leen waxee lu leer dañ ko dëgg ci loolu lañ leen di xaar pour ñu woo ñu en toute responsabilité ñu xool nan la ñuy dépasser situation bi loolu nag su amul ñaanuñ ko waaye su amul ñun si kuréel la ñu nekk assemblée générale bi dina réunir xool ban perspective beneen la ñuy joxaat suñu mouvement de grève bi actuellement. benn at ginnaaw bu ñuy dund condition de travail yu métti yooyu le ba tey nag amaguñu lu leen leer ci seen avenir professionnel ñii nag di ñaan rek ñu gën a jox gëdd li di seen métier bii la. ñu yegg ba Tëngéej ak liggéeyub teer boobu nga xamante ne nag ma ngay lor ñenn ca askan wa moo waral sax ñi jiite projet boobu nag ñoom dañoo taxaw rek ne bépp yoon boo xamante ne dafay dugg Rufisque Ouest dañu koy tëj ñu ne nag duñu ko seetaan askan wa yeewoo ca boor yooyu ñu ne sax bu loolu amee nañu leen dimbali ak ay yoon yu tegg yoo xamante ne dana tax tey duñu xata buuxloo benn yoon ngir mën a dem ci seen i dëkkuwaay. Aliou Dansokho moom moo wax ci turu délégué de quartier ñu teewlu ko ak Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samb. gis ngeen population yi ni ñu takkoo mbir mi lu leen ñor la. lan la dañu ne dañu tëj yoon wi dañu dagg définitivement voie de contournement bi nga xamante ne ñëpp xam nañ rôle bi nga xamante ne joué na ko fii ci biir Tëngéej njàqare yi ñu mosoon a am yëpp en matière de communication yoon wi moo ñu ci suqali bu ñu nee tey dañ koy tëj joxuñ benn alternative Tëngéej joxuñ benn alternative ñi dëkk ci gox bi. dañ ne loolu scandale la lu doy waar la te it liñ gis mooy mbir mi dafa mel ni dañoo nasaxal commune Rufisque Ouest amul benn jumtuwaay bu jógee ci terre boo xam ne de qualité la wala de grande valeur la buñ fi def su dul nee nañu ñaari passage piéton yoo xam ne li leen séparé jégg na sax 1 kilomètre fàtte fi nga xam ne fii la voie de contournement bi doon jaar. oto yi di ci jaar nit ñi di ci jaar mu dundal nit ñi ay activités annexes yoo xamante ne ñu ngi sës ci voie de contournement boobu. ñàkk déggoo am na ci diggante délégation générale au pèlerinage ak yenn ci voyagistes privés yi Pala Mbengue ma nga xamante ne nag moo cay dox tànk jàmm boobu ba tey ma ngay dalal xel yi nee na daanaka lépp yemb na te waxtaan wi nag ni mu tëddee nii am na yaakaar ni juboo dana am Pala Mbengue ñu teewlu ko ak Aminata Mbaari Sow. maanaam tey jii fi may waxe ci sama xam-xam mooy maanaam bu doon fukk juróom-ñeent yi réglé na. kon defe naa benn bi nga xam ne moo ci des benn boobu dépendre ci délégué et damay remercier délégué général ci grandeur bi mu am ndax juum nangu ko kilifa yu bari duñ ko nangoo def
te moom bi mu juumee daf ko nangu te da ko nangu publiquement kon loolu rek ñu ngi ko ciy gërëm ñu ngi ko ciy sant ñu ngi gën a yokk suñu yaakaar si moom waaye nag comme ñu ngi commencé di dox jàmm te am nañ yaakaar ne incha allah dañuy réconcilier wu waxuñu ne ku amul yaata doo organiser pèlerinage déedéet du loolu dañu wax ne agence yaata yi maanaam bu ñu demee ba toll ci war a dugg ci portail bi pour génn ay visa ñu ne ku amul yaata doo accéder ci portail bi mais amuloo yaata mais am nañ ñu am yaata da ngay jaar ci kam yaata ñun yàgg nañoo bootante kon boot boobu rek te ay incompréhension yu ndaw la woon te defe naa ne ni ñu ko waxtaane nii ba nit ñi gën see comprendre jàpp naa ne loolu dana defar lu baree bari te incha allah communauté du pèlerinage danañu dajawaat danañu àndaat danañu bokk ndey bokk baay parce que lépp nag réew mi la lépp Sénégal la te ñun ñëpp kenn ku si nekk da nga représenté. kaddu yi mu yëkkati ko ci bi ñuy samp rek benn kër duppee ko patronat des agences de voyage bëccëg bi ñu jagleel waaye laago yi ca diwaanu Mbour foofee lu toll ci juróomi junni la ñu fa wàññi rek ca ñooñu jot a xam nag ñu daal di amal ab ndaje di wax li nga xamante ni mooy seenub méttit bokk na ci carte d'égalité des chances yooyu nga xamante ni ñu ne ba nëga ni ñu bari ci ñoom nag mënuñu caa jote bu ñu sañoon ñu dimbali leen ci loolee bu baax a baax ñoom waaye laago yooyu tamit bëgg ñu dugal leen ci séem yi maanaam bu ñu bëggee faju bañ a am ay jafe-jafe Pape Moussa Diop moom moo jiite mbootaay waaye laago yi ci Mbour ñu teewlu ko ak Abdourahmane Diallo. dafa am loo xam ni bëgg naa état bàyyi ci xel bu baax mooy tey bu fekkee ne da nga am doom boo xam ne dafa tax mënta wax pour nga dugal ko école dafay jafe ou bien il faut nga yóbbu ko dans des écoles spécialisées te yooyu souvent da ngay fay al xaalis su tu n'as pas les moyens da ngay am problème donc li may woo état mooy exclusion boobu laay man daf may déranger parce que bu ñu former ay des éducateurs des auxiliaires à l'éducation véritablement mettre leen partout dans les écoles publiques mën na leen a dimbali permettre leen ñu mën a dem jàngi mais wàcc dem seen i kër te loolu rek moo mën a régler problème éducation en braille c'est la même chose pour les non-voyants parce que ñoom aussi ils ont ce problème département bi nekk nañu à peu près junni ak lu topp parce que fii ñu nekk nii tey ay njagañaaw nekk nañu 6. ñu àddu ci leneen muy mbootaay gi ëmb soxna yu yëngu ci wàlluk yoon fii ci Sénégal lëkkaloo ak Fonds monétaire international ngir rek jàppale soxna yi nga xamante ne nii dañu leen a sàkku mbaa boog ñoo xamante ne dañu leen a mettital ci kaw nag jagleel leen ay koppar yoo xamante ni daañu mën a demal seen bopp bu baax a baax waaye bu loolu weesoo nag defkatu mettit yooyu ak ñaawtef yooyu faaw nag ñu yóbbu leen fa mbaxane doone benn Ndey Caba Aliba. ay chiffres la yu ñu xayma ngir xam tolluwaayu jigéen yi dund lii di viol ci réew mi ci atum 2018 ba 2019 association des juristes sénégalaises daal di rek xayma lu toll ci 16000 cas ci yooyu les viols jëm ci jigéen ñi. ci 2018 daal jàpp nañu juróom benn junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent kaaw yoo xam ne ay cas violence la may ay métital yoo xam ne teg nañ ko ay jigéen. ci biir juróom benn junni yooyu junni ak juróom benn téeméer ak ñaar fukk ak benn ay kaawu sàkku la sàkku ay xale sàkku ay mag loolu ci 2018 bi janvier ba décembre ci 2019 bi ba ñu ñëwee ci octobre ba janvier ba octobre am nañu juróom-ñeenti junni ak ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom yoo xam ne ay kaawu mettital la ci jigéen ci juróom-ñeenti junni yooyu junni ak ñaar téeméer ak juróom benn cas yoo tam affaire sàkku jigéen la mu doon ay violence yu rëy ci suñu société. FMI xam nañ ne que si nouvelle orientation ci jëmukaayam yi bees si mu définir daf ciy jël jigéen ñi nga xam ne dañ leen di mettital donc ñooñu ñi ngi seet naka lañ leen di jàppale dimbal leen pour ñu génn ci situation yi mun a jëriñ seen bopp jëriñ seen askan. mooy suñu amee cas yu mel noonu dañ leen di jàppale bu ñu yegsee bu ñu dégloon xam lan mooy situation bi li ñu war mooy. jàppale ko mu dem wan ko nu ñu demee porter plainte wan ko jàppale ko nu muy demee am certificat médical ñu seet ko mu def certificat médical utal ko avocat buy ànd ak moom ci procédure bi xam nga procédure tribunal nag ñun duñ ko maîtriser donc avocat bi da koy topp rek ba bu teeree mu rendre ñu compte nañu teeree na nii atte nañu nii wala atte nañu nii.
ci butigu association des juristes sénégalais yi nag ginnaaw bu ñu jotee ay dossier bu ñu ko mënul saafara ci saa si dañu koy daal di jébbal lii di yoon. débat africain nag dalal na ñaari njiitu réew bu Sénégal ak njiitu réew bu Mali muy président Macky Sall ak Alassane Dramane Ouattara mu nekk nag ay ponk yoo xamante ne yëkkati nañu ko ci waxtaan yooyu lee ponk yi nag bokk rek ci wàllu koom waxtaanee nañu ko waaye tamit bor bi nga xamante ne nii Afrique am na ko ci gis-gisu président Sall bor bi nag taxu koo am doole lool waaye nag lu soxal ñetteelu mandat boo xamante ne nii laaj nañu leen ci mu mel ni daal gindiwuñu ci askan wa waxuñu ca lu leer nañ ñi mu mel ni dañuy tontit ki nga xamante ni moom mooy Alain Foucault bu rajo France Internationale dañuy ànd ak Abi Faye mu dikkaat ak ñun ci waxtaan woowu. muy ñaari njiitum réew yoo xam ne bokk nañ benn plateau émission bu Alain Foucault léeg-léeg nga gis leen ñu nekk à l'aise waaye léeg-léeg tamit ñu mel ni ko am njàkkare xaw a jaxasoo ci émission gi ñu duppee le débat africain continent bi le ndegem bor ya mu amee jéggi na dayo bor bi jéggiwul dayo benn yoon ndax tamit boo seetee liñ ci gën a mën a jàpp rek moo di mi ngi tourné ci ñeent fukk ak juróom ci téeméer boo jël fii ci biir continent bi ci atum 2018 buñ ko comparé ak suñu PIB bi da ngay gis ni ci wàllum àdduna wërngal këpp toll na ci ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ci téeméer boo jël am benn monnaie boo xam ne ñoom ñëpp ñoo ko war a bokk waaw lu mën a ne la waaye lu ci mënti am lii di franc CFA moom ab royuwaay la. Tout le monde reconnaît que le franc CFA ñëpp xam nañ ne franc CFA monnaie bu stable la moo gën a stable fii ci diwaanu Afrique de l'Ouest te sax moom mi ngi en cours te boo seetee yeneen monnaie yi amul benn boo xamante ne mi ngi en cours ba tax na itam doon na monnaie boo xamante ne ak lépp luñ ci mën a wax ku ci nekk it lu la neex nga wax waaye lépp daal ci ay mbébét la yoo xamante ne lal nañ ko te faaw lépp la ca war ñu dajale ko faaw rek suñu askan tamit ñun ñu xool ana nan rek lañ leen di aare ngir mu bañ a am coppite goo xamante ni day déstabiliser dëkk yi. laaj gi samp dem ci ñetteelu mandat gi mën a am ci ñoom ñaar ñi ku ci nekk bëggoo tontu ci lu leer. Je crois fortement qu'il faut am naa yaakaar ni jot na ñu jël nguur gi jox ko beneen génération boo xam ne moo gën a nekk xale. waaye tamit su ma xoolee gis ne fii ak at bii di ñëw que ni war naa mën a présenter waat dinaa ko def. circonstances exceptionnelles m'obligent à le faire. Moi, je viens d'être élu, ça fait à peine 6 mois. day doogoo mat juróom benn weer ñu fal ma ñuy wax waxi ñetteeli mandat loolu dafa teel waaye tamit ku ci nekk am nga droit wax lu la neex man daal li nga xam ne wax naa ko samay ñooñ moo di nañu concentré wu xool suñu ñaareelu mandat bi ana nan rek la ñu koy réussir loolu moom moo ëpp solo. non partenaire yi ñoom ku ci nekk ak ni nga ñëwee waaye ñoom it dañuy dicté li nga xamante ne moom la ñu bëgg. yeneen ci ay laaj yi jëm ci wàllum koom ñaari njiitum réew ñi ku ci nekk joxe nga ci saw xalaat ci bile émission waaye teewul itam Macky Sall ak Alassane Dramane Ouattara ñoom ñaar ñi am nañ yakkin ni Afrique moom bor ga mu amee ku koy mën a fay lay doon. moo nga Abi Faye ñu lay jaajëfal bu baax a baax mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci xibaaru marax yi sant leen gërëm leen bàyyi leen ak Abdoulaye Der rek mu wéy di leen gunge ci Soir d'Info.